di leen di gërëm ci ànd beeg télévision Futur Média xibaar yi kon dañu koy door ak li ci gën a fës dem ba hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack foofee nag gannaaw ab liir goo xam ne judd na fa te kon aide-soignante bi gis ne daal liir googee ñàkk na bakkanam waaye lu ñu mel am lu ci laxasu ndax kat ca morgue ga ka nga xam ni moo fa teew moom ca gannaaw ga la gis ne liir bi kat mu ngi noyyi tax kon ba waajuru liir googee jóg taxaw di ñaaw lu ñu mel fekk na direction bu hôpital moom it tey jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir indi li ci leer ne sax xale boobee da doon am ay jafe-jafe ci wàllu noyyi moo tax kon lu ni mel am waaye dinañu jël bépp matuwaay bala nga xam ni kon moo leen war te féete leen ñu def ko waaye fàttalit ne liir boobu daal ci gannaaw ko sax moom dafa ñàkk bakkanam. dinañ demet ca Saint-Louis foofee ay jën yu bare lañ gis ne daal kon faare nañu ca tefes ga nappkat ga ak askan nga fa nekk kon di ko ñaawlu ndax bokk na ci doole ci jafe-jafe yi gis nañ ko ci napp gi foofee ca Saint-Louis dinañ fa dem fekk fa Ousseynou Diop leneen loo xam ni dinañ ko yaatal ci xibaar yi muy kon ñàkk kaaraange gi ñu nemmeeku ci fii ci Dakar mbirum agression Géejawaay nag ne doy na sëkk tax ba tey ñu xëyee ab doxu ñaxtu gannaaw bakkan yu takku yu ñu gis ne daal faat nañ leen fa ci ay agression rawatina ci VDN 3 bi dinañ ci xuus ci biir xibaar yi demit ba Ziguinchor foofee ñuy fàttaliku génn àdduna Jules François Bocandé fukk at ak léegi ñu koy fàttaliku tax ba tey ñu amal ay ñaan foofee ca cathédrale bu Saint-Antoine de Padoue bokk na ca mbëbëtu ñenn ña fa teewoon muy kon stade Léopold Sédar Senghor ñu dippee ko stade Jules François Bocandé dinañ ci ànd ak Boubacar Diassi mbokk yi ngeen taaxirlu léegi ñu yaatal xibaar yi. jërë ngeen jëf ci teewlu bi ak safo bi kon lu yéeme am fële ca Kaolack ca l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass ab liir goo xam ni daal aide-soignante ba nekk foofee lemeeku ne liir gii di daal kon faatu na waaye ca gannaaw sa ca morgue ga ka nga xam ni nag moom moo fa nekk di responsable bi moo gis ne daal liir bi ba léegi mu ngi ànd ak bakkanam ba ko ay waajuram yëgee loole nag lu leen metti la ndax jàpp nañu daal ay tolof ak i gàkk yoo xam ne nii waa l'hôpital ba ñoo ko amal ba lu ni mel kon am ci seen doom bi ndax gannaaw gi certificat de décès sax kon dañ leen kaa jébbal waaye liir googee nag bañ gisee ni ci gannaaw gi mu ngi dund teewul ñàkk na bakkanam doon loo xam ni direction bu hôpital bu Kaolack génn nañ ci tey jàkkaarloog taskatu xibaar yi ne nag liir googee dafa amoon ay jafe-jafe ci wàllu nooyi moo tax lu ni mel teewul kon mu nax ka nga xam ni mooy aide-soignante bi ba mbiri daal mujjee fii dañ ci ànd ak Pape Mbaye Diaw ma nga xam moo ñu teewal foofee ca Kaolack ngir andi ci lu leer. fàtte bisu siimee ci hôpital El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack doomam ji nga xamante ne nag semaine la am ak lu topp te nu hospitalisé woon ko moom la ne woon dafa génn àdduna ba nu yóbbu ko ca morgue hôpital ba ñoom nag bi ñëwee foofu ci leen gis ne xale bi ba léegi mi ngi nokki waajuru xale bi nag di naqarlu mbir mi ndaxte moom nee na demal na ban jox ko certificat de décès bi ñi nga xamante ni ñoo yor hôpital bi di ci indi ay leeral. bi ñu koy hospitalisé mu ngi am benn ictère mooy bët yu xonk wala jaune ak yaram bi tamit di mel ni luy jaune. bébé la boo xamante ne amoon na jafe-jafe aussi ci wàllu complication cérébrale ndaxte yaram bi da daan faral di rigide trop ci wàllu respiration aussi bébé bi amoon na jafe-jafe respiration. aide infirmière bi moom moo gis ne xale bi nooyeetul rek xol bi doxatul mu yaakaar ne dafa dee fekk xale bi nag feebar bi mu feebar moo bindoo noonu defoon na ko ñaari yoon balaa muy defaat ñetteel bi. ay matuwaay daal dinañ koy jël ñi nga xamante ni ñoo laale woon ci mbir mi ñoom ñëpp daal dinañ leen di déglu ba am na benn rapport boo xamante ni jébbal nañ ko ñu yore waa hôpital bi li ci war nag lépp dinañ ko def buñ sukkandikoo ci ki nga xamante ni moo jiite médecin yi ci hôpital El Hadji Ibrahima Niass. administration bi bu mu yégee mbir mi laaj na médecin yi donc un rapport circonstancié yu xew ni su amee di nga laaj responsable bi lan moo xew bind nañu lu xew indi nañ ko jox ko administration bi donc lu si des li si war a topp dina si topp. di fàttali rek ne xale bi 22h jotee la mujj ñàkk bakkanam ba tey ji ci la 7 mai bi 10h jotee ci lañ ko daal di rob ci cimetière Léona Niassène yi.
jërëjëf Pape Mbaye jugee ca Kaolack dem ba Thiès foofee nag police bu premier arrondissement bu Thiès kon teg loxo ka nga xam mooy Aliou Diallo mënees jàpp kon moo doon yegg ci xale googe nga xam ni kon bëggoon na ko faat agressé ko ba tax nag ñaari semaine gannaaw ba mbir yi amee ñu teg loxo kooke nga xam ni kon mooy Aliou Diallo dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop. moo bëggoon rendi ak yóbbu loxo xale bi di Mohamed Aydara dëkk ci quartier Daaru Salaam fii ci diwaanu Thiès takk dari de teg nañu ko loxo muy wuyoo ci turu Aliou Diallo moom nee nañ mi ngi juddu ci Udalaay nekk ci Fuuta ginnaaw daanaka ñaari ay bés ak yu teg de ñu ko doon wër waa police premier arrondissement teg nañu ko loxo ba jamono yi mi ngi ci garde à vue fii ci police bi daanaka askan wi ñépp faxoon ñëw doon ko xool kenn ci waa Thiès yi ñëwoon fii ne nag mbégte la ci am ndaxte jàpp nañ ne suñu police bi ñu xaraña ci nekk. Victoire la pour nous les Thiessois parce que en un temps record jàpp nañu ki nga xamee ni moom moo agressé woon xale bi au niveau pratiquement de Darou Salaam. doon ko bëgg a rendi doon bëgg a dagg loxo bi pour yóbbu ko. xamuñu woon lu mu koy doyee biñ ko jàppee waa quartier bi ñëpp a daw si ñuy laaj on se posait la question ndax réellement affaire bi am na wala déet. mais bi ñuy ñëwee au niveau du premier arrondissement gis nañu ni l'agresseur a été pris. actuellement ni mi ngi ci loxo yi yoon. donc muy loo xam ni satisfaction lañ ci am ñun comme suñu journalistes yi ñoo relayé woon pratiquement l'information pour que ñëpp jot ci pour que Thiès waa yëpp jóg. ñu fàttali nag ñaar fukki fan ak ñett ci weeru avril bi kii di Mohamed Aydara ginnaaw bi ko nag magam bu jigéen yónnee woon la daje woon ak xale bu góor bi fi la ko jàppe ci loxoom yor ko ci ab tabax bu yàqu génne paaka ne nag loxo bi la soxla woon dooroon na sax ba doon ko rendi waaye mujjul antu ndaxte xale bi dafa fël paaka bi daw boobee ba léegi nag police doon ko wër teg nañu ko loxo jamono yi ba nag mi ngi ci kalamu enquêteurs yi fii ci police premier arrondissement bu Thiès commissaire Thioub nee na ci fan yu néew de daañu béral sabab bi ak lu waraloon muy def ñaawteef bi. dem ca Saint-Louis foofee nag guléet ñu fay gis daal jën yu takku fare ca tefes ga ba ñi yëngu ci mbirum napp bi kon jaaxle di woo kilifa yi ñu taxaw seetlu kon mbir yi ana lu ko waral gannaaw li nga xam ni kon am na fa foofee ca Saint-Louis ngir lu ni mel daal mu dakk dañ ci ànd ak Ousseynou Diop. ci plage bu Gandiol lu yéeme la ay jën yu bare doon ay junni ñoom nag ñoo faaru ci dex gi nappkat yi nag ni lii mësuñu ko gis ndaxte lu yéeme la. fi wàcc moom temps yi bëri na ba nga xamante ni presque pratiquement li ñu koy gis sax bëriwul façon bii ni mu deewee nii waaw. ci seen i kàddu dañ ci war a def ay gëstu ngir mën a xam jafe-jafe bi lu ko waral mool bi moom nga soog a jugee ci géej ga li mu gis mu ni dalul xelam ndaxte jën yi faaru ci booru dex gi yeneen itam noonu la ko nemmee ko ci biir géej gi. ci gën a yéeme. ndax fan yi jàll daal la ndox mi ñëw ndox mi dafa xaw xonq ba mel na essence ndox mi bu mu ñëwee sol bi ci biir géej gi moom la jëkk a rey teer ko dugal ko ci biir ngir bi ñu naan sol bi lan moo koy rey muy tëmba ci kaw ñu naan ndox mi xam naa ndox mu bon mi moo waral loolu bi ndox mi duggee ci biir dex gi nag ci la ko gën a confirmé. gisee nii fi nga xamante ni mooy plage bu Gandiol tey jilee ay junni juvénile ñoom ñoo wàcce ci booruk lii di dex bi mu doon mbir moo xamante ni mbir mu doy waar la ñoom nappakat yi nekk sama ginnaaw ñu ngi waxtaan di xool lan moo indi phénomène bi ndaxte ñoom lii dafa nekk loo xamante ni lu leen jaaxal la. ba dugg si ndox mu bon mi ba xam ne xëy na ndox mi normal ndax ku ne xam na ni jën boo gisee ni muy deewee daa xam ni xel lii ndox mu bon moo ko waral. loolu lañ ci xam première na bi ñu ko fekkee dañu woo suñu chef de poste woo ay kilifaam ñëw nañ fi xool nañ ka ñu ngi si liggéey mais incha allahu daal liñ ci xam ñun ñëpp xam na ni nii daal ndox mu bon la. bu fekkee ni ñi nga xamante ni ñoo yore lépp lu jëm ci wàllug nappa gi ci diwaanu Gandiol ñoom la ñu xamle mooy dina am ay gëstu yoo xamante ni dañ ko def ngir mën a xam lii lan moo ko gën a waral. ñëw depuis le premier dañoo constaté que ni dafa am benn échouage bu benn ay jën yu sew juvénile yoo xam ne mule bi. néanmoins nag dañu xool des analyses de xool ay prélèvements xool ndax lan mooy exactement lan mooy cause bi aussi quoi. men bu ñu mel jaaxal lool nappakat yi nekk ci diwaanu Gandiol ndaxte nee nañu li fi faatu ci ay doomu jën dafa bare. ñoom la ñu gis mooy ndox mi dafa am lu ca ne moo tax li lee am. jërëjëf Ousseynou Diop wax ci mbirum agression yi nga xam ne nag taxaar naase na rawatina ci Dakar ak ci banlieue bi tax ba tey ña fa dëkk xëy kon ab doxu ñaxtu ngir yëglu kilifa yi jël ci ay matuwaay rawatina ci VDN bi ndax it yàggul dara sax am na geneen ndaw goo xam ne kon faat nañ ko foofee ca Malibu Damboj nag mooy yoroon kaddu kon ñi nga xam xewoon nañ tey foofee di amal doxu ñaxtu googee dañu koy teewlu ci micro Abdoulaye Anne.
Sénégalais yi ndaxte éclairé wuñ autoroute bi parce que éclairé wuñ quartier yi parce que amuñu sécurité bu doy kooku président Macky Sall wane na ne lajj na léegi nag li ñuy exiger ñun askan wi mooy nañu jël seeni matuwaay ñu éclairer l'autoroute parce que loolu mooy yoon bu ñu bëggee jàmm tey ne lii dañ cee war a taxaw ñun ñëpp pour que ñu éclairer autoroute bi bu ko defee sénégalais yi mën a nekk ci jàmm parce que li nga xam si moom moo fi am mënatul a continuer kon nag léegi li ñuy wax mooy ñu jël ay mesures urgentes pour que en attendant ñu mën a vraiment def un quadrillage de toute la banlieue ba nga xam dinañ mën aar sénégalais yi parce que Sénégal du réew mu rëy ba mënoo assurer sécurité sénégalais yi kon nag loolu la ñuy xaar donc bëggatuñu sénégalais yi di génn ñu leen di rey benn par benn loolu mënatul a continuer. mu nekkoon kon Dame Mbodj yoroon kàddu ñuy xéewal ndoxu ñaxtu googee ca Géejawaay ngir kon lii di agression yi dakk ndax it bakkan yu bëri ñu ngi ci faatu dañuy wax ci ñàkkum deret gi am ci banque de sang yi ndax it lim bi mën na àgg ba junni ci li ñuy soxla gis bis bu nekk ñàkk googee tax kon ba yenn ci ay association jóg boole seen doole doxantu ca centre de transfusion sanguine lépp ngir kon maye fa deret ndax ña koy soxla ci jamono ji rawatina saa su nekk lu takku la koor gi ñu jóge nag tax na yeneen jafe-jafe di ci am Mariam Ndiaye doxantu woon foofee ànd ceeg Mamadou Diop. manqué na Sénégal loolu la xibaar yi xamle woon fan yee ñu weesu looloo waral ci samedi bi ay association daje fii ci centre de transfusion sanguine ngir maye ci deret. presque deret dafa xaw a manqué ci partout au Sénégal moo tax ñu ne jot na nag ñu jóg woo nit ñi woo Sénégalais yi ñëpp jóg ñu dem maye deret waaw surtout que temps yi passé soo xoolee am nañ ñetti nit ñoo xam ne dee nañ ci hôpitaux yi ndax manque deret. situation bi daf ñoo gën a ñaax pour ñu boole ci ñeneen ñoo xam ne amuñu woon habitude di ko def ba pare ñu ñaax population bi ñuy am habitude di dem maye deret parce que maye deret nit ñi dañ koo ragal wala dañ ko am fi ñu ko teg alors que c'est un acte qui peut sauver des vies. muy bés bu am solo donte fii ci centre bii nekk Ndakaaru situation bi taxu koo garaaw. balaa koor gi di jot dañoo fexe am ay collecte yu bëri ba am stock bi koor gi demee ba xaaj ñu dem bango ci militaire yi am fa poche yu bëri loolu moo tax ñu dem ba loolu moo ñu dimbali ba ñu jeexal koor gi te manqué wuñu deret bi koor gi jeexee population yi tamit yëg li xew ci région yi ne loolu tam war na mën a am CNTS ils se sont levés ñëw teel a ñëw depuis mercredi pratiquement chaque jour on reçoit plus de 120 donneurs de sang par 100 à 150 personnes par jour chaque jour pratiquement CNTS dina joxe plus de 150 poches. centre bi nag dina am junni demande poche deret bés bu ne mi ngi yaakaar ñu gaaw xaatim loi bi ñu def ci mayam deret ngir gën a mën a taxaw yeneen i région yi. fi mu ne nii daaw dafa am benn loi bu ñu voté sur la transfusion ñuy xaar décret d'application yi bu duggee daf ñuy permettre ñun CNTS ñu mun a am contrôle ci région yi suñ contrôle bi mooy bu boobaa dañuy tabax ay centres régionaux de transfusion xam ne ci biti la ñuy nekk duñ nekk ci biir hôpitaux yi centres régionaux de transfusion yooyu ñooñuy dimbali nga xamante ne politique de transfusion bi ñu war a def ci région yi ñu mun ko amal comme il faut. donte Ndakaaru ñàkkul lool deret yeneen dëkk yi ci biir Sénégal deret xaw na faa jafe. Mariam Ndiaye jërëjëf wax ci mbirum mbay mi ak it kilo dugub ki ñuy jaay jamono ji juróom fukk ak juróom mboq ga àgg ci juróom-ñaar fukk ak juróom ci jamono jooje lu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñaari junni doomu aadama am tiit njàqare ak xiif goo xam ne daal ragal nañu ko te doon ay chiffres yu tukkee ci service sécurité alimentaire Omar Ndiaye nag ci reportage bi mu def li ngeen ko gis la yokk jafe-jafe bi mooy foofee ak frontière balaa ak Mali dañu kaa tëj. ñu teewlu ko. kumaan lu jëm ci wàllu njël yi tàmbalee métti lool ci borom kër yi ndaxte kilo dugub jamono ji mi ngi toll ci juróom fukk ak juróomi dërëm kilo mboq moom juróom-ñaar fukk ak juróom lu ni mel nag moo tiitloo commerçant yi nekk ci diwaanu Kaffrine. manqué ak seer daal def na ko moom ndax dugub ñu ngi koy jënd 265 275 te mënuñ ko gis ñu ngi koy jaayaatoo ñun ay 290. manqué na daal gis ko daal problème la si ñun moom mboq moom it ñu ngi koy jaayee 350 ñu ngi koy jënd ba 325. waaye mën nañu ko gis moom it non daaw la gën a bëri daaw la gën a am waaw daaw heure bi mooy 250 ndax ren stock dugub amul ñun fii ci Kaffrine moom gisuñ ko fi waaw te fii ay 500 tonnes dafi doon nekk man gisuma fi 100 tonnes dugub bu tegee. moo waral waa sécurité alimentaire gis ne juróomi luuma yi nekk ci région Kaffrine yépp de bu ci nekk jot naa nemmeeku jafe-jafe ñàkkum dugub ak mboq mi askanu Saloum di gën di dundee. au niveau de Kaffrine on a 5 marchés yi nga xam ne dañ leen di cibler. dugub bi nga xam ne ñi ñëpp ak mboq mi. xaw na sooxe mais pas à un niveau très élevé
xaw na sooxe parce que c'est des produits yi nga xam ne boo xoolee région de Kaffrine ñu ci ëpp moom la ñuy dundee muy dugub bi muy mboq mi. daaw da nga fi doon ñëw di nga fi fekk lu ci stock bi di nga fi fekk ay 60 tonnes 50 tonnes mais ren bu ñu defee estimation ci tonnage yi ñuy fekk ci marché bi cela yi sax boo ko xoolee matul 15 tonnes. lu ñu mel nag commerçant yi nekk ci diwaanu Kaffrine jàpp ne li ñu tëj frontière u Mali ak Sénégal bokk na ci li ko gën a sabab. ndax maliens yi ñoo ñu doon andil fii ay mboq saaña dugub te ren dafa xaw a manqué maliens yi ñoo ko doon andi fii di ñëw di ko jaay commerçant yi di ko détaillé waat di ko jaayaat. ba tax na lu tolloog 24 junniy doomu aadama ak juróom-benn téeméer danañ soxla ndimbal bu ñu sukkandikoo nag ci Pierre Edouard Manga nekk chef bureau régional sécurité alimentaire. ñun suñu évaluation jox nañu ndikki Kaffrine fii ci soudure bi. à peu près 47 578 personnes mun nañoo soxla ndimbal loolu 3% la ñu ne woon loolu mooy joxe à peu près 6,8% population 0,8% population totale analysée. bu jar nag nguur gi teel a fàggandiku ci dundu balaa sàq yi gën a rës rawatina nawet bi ñu dëgmal. ñu ngi leen ko doon wax fan yi ak ñàkkum kérosène bi ca AIBD dal nag tàmbale ci am ndax ci diiru ñaar fukki fan lañ ci am ci stock jamono ji muy kon fukk ak ñaari junni mètre cube kérosène teew ci réew mi ba tax ay compagnie étrangère dooraat kon di amal seen approvisionnement foofee ca AIBD société bay saytu li ni mel ne sax ci week-end bi ñu nekk mbala ci ndorteelu semaine bi lépp kon war naa delsiwaat jaar yoon dañ ci ànd ak Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. société bi ñu duppee société de manutention des carburants aviation dafa xamle ne woon dina am jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum kérosène ci AIBD loolu nag ci diiri ñaari semaine la ko appoon ci document bi nga xam ne waa SMK di bindoon nañ ko ñu ngi doon ñaax sax avion yi nga xam ne bitim réew la ñuy jógee wala boog waa bitim réew ñoo ko moom ñu daal di jël seeni matuwaay laataa ñuy wàcc ci Ndakaaru ndax kérosène bi fi des Air Sénégal ak l'armée bi lañ ko jagle noon fukki fan ak juróom ginnaaw ga mu mel ni mbir mi mu ngi jaar yoon le 5 mai bi ab bateau bu juróom-ñaari junniy tonne dal na yegg si Ndakaaru moom sax mu ngi yeb lu toll ak juróom-ñeenti junniy mètre cube ci kérosène fekk fi ñetti junni mètre cube bi nga xam ne moom moo nekk ci AIBD loolu yépp nag buñ ko boolee nañ ci am fukk ak ñaari junni mètre cube quantité boobu nag mën nañu wax ni fekk ñaar fukki fan avion yi mën nañ ci séddu bu ñu sukkandikoo ci sunu ay xibaar am na sax ab bateau bu ñaari junniy tonne bi nga xam ne war naa ñëw ci semaine bi ñu jëm ni li ni mel sax a tax ñu njortu ni waa SMK di bataaxal bi nga xam ne dañ ko bindoon ngir dànkaafu ci week-end bi wala boog ci ndorteelu semaine bi dinañ ko dindi ndax jamono ji compagnie yi nga xam ne ñu ngi bitim réew sax commencé nañoo jël kérosène ci AIBD lu mel ni Delta wala boog Emirates mbir moomu mooy wane ni rek jamono ji wàllum kérosène nekkatul jafe-jafe ci aéroport bi lii di avion yi ñu ngi dem di dikk comme ni ñu ko daan defee. mu ngoog Abdou wax lu ñeel kon mbirum wërgu yaram ak financement vaccin yi laal mbirum Covid 19 waaye it lu ñeel gën a dooleel soxna yi kon ci mbirum koom tax ba ab waxtaan doxoon ci diggante gouvernement bu Sénégal ak waa Open Society Foundation. nekk vice président wu Open Society kon di Alexandre Georges Soros yëkkati ci ay kàddu dénk ko Pape Farañi ak Amadou Ba. ci loolu tamit gis nañ ne yeneen activité yu mag am na yoo xam ne taxaw nañ ci ngir nag fexe mën a faj pandémie rek waaye taxawuñ ci loolu mais yeneen mbas yoo xam ne ñu ngi ñëwaat ñu mun koo faj ci génn crise bi nga xam ne nag ci la ñu nekk na la ñuy defee ba institution financière yi lu mel ni FMI mun a jàppale waat bu baax a baax am beneen taxawaay boo xam ne dinañ ko def waxtaan nañ tamit njiitu réew mi autonomisation ak yeneen possibilité yoo xam ne dinañ ko am ci wàllu koom-koom naka noonu ci wàllu jigéen ñi jàppale tamit li nga xam ne moo nekk secteur njàng mi. jërëjëf Pape Fara kon waxit kon Mamadou Lamine Meiga di artiste googee ngeen min ko lool génnee kon album bu bees fukk titre nag moo ci nekk moom Meiga di fàttali nekkoon sax ci super jamono doon daje kon ak taskatu xibaar yi del si ci album bu bees bi nga xamit jagleel na ko daal artistes yi waaye di ci fàttaliku Habib Faye artiste bu mag googee nga xam ni ñeent at ak léegi ba mu génnee àdduna reportage Habib Faye Pape Sangone Mbaye. Mamadou Lamine Meiga dikkaat sur scène génne waat album mu 10 titres lile mu ne aar moo ko yóbbante. aar li tax mu meer parce que gëdd biñ ko war a joxuñu ko waaw ba nga xam ne léegi ku jóg lu la neex ngay def
te loolu tamit aussi wax dëgg yàlla dafay xaw a métti. ci ni musique bi tëddee jamono ji waral na mu tëju ci lu toll ci juróom benn weer yoo xam ne daf ko liggéey ngir jox askan wi lii nii. c'est pas ça sera du lu faj du lu yomb quoi waaw loolu moom mooy problème bi dimbali musiciens yi taxul musique bi tamit que bu ñu leen dimbalee rek mu avancé. mu nekk lu naturel bi ma ñëwee tamit aussi wax dëgg yàlla parce que ba xoolee novembre ba mois de mai bii ñu nekk ñu ngi ci defe naa 6 mois wala 7 mois ah waaw pour te dire xam ngi liggéey. projet gi ñi ca liggéey bëri na. ku ci nekk bëgg ñëw jàpp ci ku mel ni Baxaaw li mu bind ku mel ni Boy Kruma bind nañ ci ay affaire ak yooyu yëpp xam nga Kruma. et puis vidéo bi ñu def nii léegi mu pare incha allah Boubs vraiment kontaan si yow aussi parce que musique il faut ñuy jàppalante quoi te grand bi dama doon jël sama temps yëpp bu ma neree voyager sax damay topp parce que li ma doon dégg moo ma neex. ci biir album bi morceau yañ ca mën a fekk bokk na ci ba ci gën a fës moo di hommage bi muy rendre Habib Faye donte sax ñoom ñaar bokkuñu woon groupe musical. boo xoolee ba fàttalikoo boobu su CD ba le passé ma tuddee woon ko expérience ci cadre lan la woon cadre pour xale yi mën a delloo si waat tuuti affaire yi su ko defee parce que bagage yi ñu ngi fi xam-xam baa ngi fi li ci des rek mooy jàng. faaw ndaw ñi di am référence donte sax am na ci ñoo xamante nit mën nañu way muy kàddu yi nga xamante nit yëkkati na ko moom mu ne. fas yéene naa def ay concert ak ay soirée yoo xamante ni ngir gën a mën a def lii di promotion albumum bii mu génnee. fàttaliku Jules François Bocandé fukkaat ak léegi ba mu génnee àdduna tax ba tey foofee ca Ziguinchor ñu xëy fa nag di fa amal ay ñaan ca cathédrale Saint-Antoine de Padoue ñu bëri nag teewoon mbir moomee bokk na ca lañ fa yëkkati ci ay bëgg-bëgg muy daal ñu dippee stade bi di Léopold Sédar Senghor Jules François Bocandé ñeneen ñi jàpp sax que ni stade maître Abdoulaye Wade boobee it Jules François Bocandé lañ ko waroon tuddee ndax ku ko mérité la leerale ak Boubacar Diassi andi ceek Lamine Magna. fukki at gannaaw bu ko ñu borom woowee mbokk yi jegeñaale yi ak xarit yi Jules François Bertrand Bocandé ñëw fii ci Ziguinchor ngir mën kaa ñaanal ñu tàmbale ñaan yi ci cathédrale Saint-Antoine de Padoue tey wéyal leen ci këru njaboot gi. Quand on dit 10 ans déjà, c'est que les 10 ans sont passés. Pas dans la douleur, mais en prière. léegi nag lenn rek lay ñaan mooy que ça soit toi moi ñun ñëpp nga xam ne bëggoon nañ ko. nit boo xam ne Sénégal moo jiitu lépp ci àdduna Sénégal a jiitu xaalis Sénégal a jiitu xaalis Ziguinchor tegu ci. Jusqu'à ces derniers jours, mais l'argent qu'il avait, il est pressé de partager. Gilles, vraiment, ñun ñu ngi koy rafetlu vraiment regretté nañu lu bëri loo xam ne newul si ñun mais yàlla baax na noonu la mooy ndogal yu suñu borom mais Gilles ñun pour ñun c'était une référence un exemple pour la jeune génération. mu am ay kilifa yu profité ci biir la waxtu ngir ñaan nguur gi mu jox tuuru Jules Bocandé stade Léopold Sédar Senghor bu Dakar nee nañu luñ ci jublu mooy delloo ko gëdd bu mu gën a yelloo. Moi, mon avis est constant. Le stade Léopold Sédar Senghor doit porter le nom de Jules François Bertrand Bocandé. Je suis désolé, mais Jules Bocandé a fait pour le Sénégal ce qu'aucun footballeur n'a encore fait. Il est vrai qu'on a gagné la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, mais en termes d'investissement, en termes de fighting spirit, je pense que personne n'a encore atteint Jules François Bertrand Bocandé. waaw moom mooy effectivement pour man stade bi dafa tuuti pour moom dañ ko waroon jox gis nga grand stade bu ñu mujjee inauguré tuddee ko Maître Abdoulaye pour man Jules Bocandé lañ ko waroon jox parce que Jules Bocandé dafa ubbil yoon joueur africain yi ubbil yoon seen sénégalais yi mu décomplexé leen. maa leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal vraiment kontaan naa trop si sargal bi ñu sargal Jules. ñu jàpp ni ñaan yi ñoo ngi wéy ca Ziguinchor fii ak juróom-ñaari fan weeru mai bi ñu nekk nii jeexagul. mu nga jërëjëf Boubacar Diassi mbokk xibaar yi buur na fi la ñu koy yemale di leen ni gërëm ci safo bi dig daje léegi ci kanam Sara Cissé teew fi kon ngir yaatal ko ci kàllaamay français di leen di ñaanal guddi jàmm.